نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. te yàlla dogal na ëllëg bis pénc suñ borom téere boobu képp la ñuy laaj du ñu laaj lan la Buxaari waxoon lan la Muslim waxoon lan la Imaam Malik waxoon wala lan la diw waxoon yàlla du ko laaj kenn ëllëg. te yàlla dogal na lii ñuy wax mballu tubaab di ko wax masturbation damay wax ne képp koo leen dégg mu ne dafa xaraam laaj leen ko ana fan la ko yàlla xaraamalee. jox ñu benn aaya boo xam ne sax indi na baatub mballu ca boppam ca arab jox ñu benn aaya bu ko indi lu mën a xew du ko indi. yàlla mi nga xam ne moom mooy xani yi nga xam ne mooy aju doylu ji yàlla ci boppam moo xam la ne moom ko doylu la wëlif mbindeef yëpp ñu ne nag léegi moom benn moom ci boppam ay waxam matut dafa am lu koy mottali soo ne yàlla ay waxam matut yaa ngi bëgg a wax ne moom ca boppam matut te moom soxlaawul moom amul kenn kum soxla yonent bi ci boppam soo demee ci alxuraan yàlla da ko wax ne ko wa maa kunta tarju ay yulxee ilayka alkitaabu illa rahmatan min rabbik te sax li leer mooy li leer te wóor yonent bi ku dellu ci alxuraan gis li yàlla di wax ci moom ak nit ñi niñ ko jàppee da nga xam ne yonent bi su fi newoon ñii moom duñ ko jege fenn moom fenn duñ ko fa jege ndax dañuy bokkaale yonent bi ak yàlla te yonent bi ku dem ci alxuraan da ngay gis yàlla ci boppam di ko dànkaafu su fekkee ne da ko waxal lu wuuteeg la mu wax soo demee ci sóotu xàqatu yàlla da ko dànkaafu ba di ko xamal ne ko soo ma waxalee lu dul li ma lay wax loolu danaa la jàpp ci sa ndeyjoor dagg sa siritub xol mooy li tubaab di wax aorte léegi ku mel noona naka la mën a wax naka la nit mën a waxee yenn wax yi di ko jëmale ci moom di ko ko moomale te xam ne ku dellu ci alxuraan xam ne nit ñi yonent bi ñuy wax ak yonent bi yàlla di wax ci alxuraan dara boolewul. non muur bopp ci julli du préalable yàlla jiitalu ko yàlla li mu wax rek su ngeen jógee jëm ci julli li mu leen sant mooy ngeen jàpp. suñ ne muur bopp dama leen wax kan ngeen ni dama leen wax lu ngeen bëgg a nëbb maanaam lan ngeen bëgg a nëbb yàlla yéen ci njàngaleem yàlla julli balaa nga koo def lenn rek la la yàlla sant muy jàpp amul leneen loolu ñi lay digal ne da ngaa war a muuru ci lu dul julli ñoo lay wax sooy julli da ngay muuru. Cheikh Mbacke jublu penku ci la bokk. jublu penku yàllaa ko wax de. waa jullee taati neen baaxul. ah soo amul loo sol nooy def yow. waa léegi boo amee loo sol am kaala gu mat am war a sàngu ba mu mat doo ko def. yow xam nga yére pour lan la wala. yére pour nëbbu say cër. ci kan koo koy nëbbu. nit ñi. kese nag. Cheikh Mbacke c'est que problème mooy. technique wax am non. exemple li ñuy wax ci affaire sàngara am na ñax ñoom sàngara dafa xaraam loolu def nañ ci ab vidéo dañuy ñëw ne sàngara moomu maanaam nit ku gëm warul liggéey ci baar nit ku gëm waru ko transporter nit ku gëm waru ko nàngam loolu yëpp dafa xaraam ci moom te léegi soo leen waxoon ne leen waaye léegi yéen déjà parce que li jiitu ma dañuy wax sàngara dafa xaraam loolu la ñuy wax soo leen wanoon ne leen ci ban aaya ci alquran la yàlla wax ne sàngara dafa xaraam ban aaya duñ la ko mës a wan duñ la mës a wan benn aaya bu yàlla wax ne sàngara dafa xaraam amul ça n'existe pas amul. man sababu nuzul man sukkandiku ma ci loolu ci alquran damay wax ne alquran bépp aaya li ko taxoon a wàcc ba léegi mu ngi am. lépp lu taxoon ab aaya wàcc ba tey mu ngi am. kon munkar ak nakiir moom am na wala amul. déedéet loolu kay di nga ko fekk sax ci bopp am. mais munkar ak nakiir ni ko gars yi di jàngale maanaam même rek xeetu raglu rek gañ leen di présenté ngir rek tiital kii dund ba nga xam ne moom dundam yëpp dootu cee tala def dara ci diggante bi
moom day dund waaye mu ngi sóor deew maanaam dund ko amul bànneex ak mbégte rek mu ngi noonu nit ak mala ñoo ci bokk yam lekk naan sëy nelaw lekk naan sëy nelaw su jafee rek nit ñi ñoo ci dugal seen loxo ndax ay besoin naturel la loo xam ne yàlla moo ko bindee nit moo ko mooñaalee nit moo tax yàlla ci boppam jafeelu ko li ko jafeel mooy yi nga xam ne moom la nit ñi sos ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko fekk diina ji mat bu yàgg nit ñi wax seeni wax bind seen bind ñu tasaare ko di ko jàngale ñii naan ngiiru diw lii la wax ñii naan ngiiru diw lii la wax te dara wérut ci loolu du diine du islaam téereb yàlla moo koy jàngale sëy ñaari la ci yàlla jàngale ñaari condition yi bu njëkk bi waxtaan la ba jiboo ba ca topp mooy can te jigéen dinañ ko fase sax te fekk waralaguñ can léegi jigéen suñ koy fase te fekk waralaguñ can ana lan moo nekkoon foofa lu weesu kàddu kon jigéen kon sëgam dinañ ko fase te waralaguñ can kon lan mooy fas ab diggante lii fas ab diggante waxtaan ba juboo la damay wax ne nit ñi nga xam ne dañuy wax ne dañuy njaaloo su fekkoon ne yàlla dogal na ñu xam lan mooy njàngaleem yàlla ca boppam jigéen bi nga mën a waxal kay ba déggoog moom ba mën a yegg ci ba séq ak moom mais kooku kay soo xamoon li yàlla jàngale da ngeen di waxtaan ci sëy rek mu mat konoon li ñuy wax njaalo yéen du ngeen ca tàbbi Les négateurs de hadith qui se font appeler coranistes ciblent principalement 3 types de personnes. Les nouveaux musulmans, surtout ceux qui sont sceptiques, car venant de religions différentes, où ils ont vécu certaines manipulations, ou tout simplement des musulmans venant de certaines sectes égarées, et qui cherchent une vérité sans altération d'un gourou. Les musulmans qui reviennent à la religion après avoir grandi dans un islam culturel sans fondement solide. Et enfin ceux qui cherchent la facilité dans le suivi de leur passion, qui ne veulent pas abandonner des interdits et qui ont des doutes sur ce qu'ils entendent de l'islam. C'est ainsi que cet individu leur rend licite tout ce que l'islam interdit, sous prétexte que cela ne fait pas partie de l'islam et que ce serait du sunnisme. Islam, loolu sunnisme la mi njàngaleem ahlu sunna wal jamaa faaw ngeen xam ko ñoom ñooy xaraamal lu yàlla xaraamalul musique dafa xaraam football dafa xaraam ay góor takk chaîne dafa xaraam yor xaj sa kër dafa xaraam góor takk or dafa xaraam ay li ñuy wax góor sol soie dafa xaraam loolu ñoom ñoo koy jàngale góor takk lam dafa xaraam yooyu ñuy wax noonu ñoom ñoo koy jàngale te yii ma lim nii àdduna du yàgg yii ma fi lim yëpp de waxuma musique rek de yii ma lim nii yëpp du ñàkk am na yeneen ñu ca des de waaye yii ma fi lim nii yëpp àdduna du yàgg ba ngeen gis kenn ci koo xam ne da ngeen a jàpp ne xam na dara ku leen mën a indil benn aaya bu yàlla waxee ne yooyu benn da cee xaraam laa wax benn da cee xaraam. Il leur rend licite la masturbation, l'alcool, les mariages sans tuteur ni dot au préalable. Une forme de fornication banalisée, le fait de prier tout nu, pas de lavage mortuaire et bien d'autres choses. Par ailleurs, il ment concernant le football. Le football n'est haram que lorsque certaines conditions sont réunies. Le sport en lui-même n'est pas interdit. On peut voir ici des étudiants de l'université islamique, certains de la faculté de charia, qui pratiquent ce sport en respectant les règles que l'islam pose, notamment sur le port vestimentaire. فوز منتخب السنغال بلقب أول بطولة لكأس العالم للجنسيات بالجامعة الإسلامية. Dans la mesure où Allah dit dans le Coran « Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi en notre main droite, puis lui aurions tranché la horte. » Il est donc établi que le messager d'Allah ne peut pas inventer des choses ou attribuer des choses à Allah. Et les coranistes
sont tenus de croire à ce principe. Allah dit dans le Coran: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Tu disais alors aux croyants: ne vous suffit-il pas que votre Seigneur fasse descendre sur vous 3000 anges en renfort? Si le messager d'Allah ne peut rien inventer au sujet d'Allah, alors vous les coranistes trouvez-nous dans le Coran avant cela où Allah dit qu'il allait envoyer 3000 anges en renfort aux croyants. Si cette information ne se trouve pas dans le Coran, alors il y aurait une autre source de révélation qui concorde avec le Coran. Où est-ce que le messager d'Allah a pu obtenir cette information avant le Coran? Également dans le Coran, Allah dit: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Les ignorants diront: qu'est-ce qui a bien pu les détourner de la direction dans laquelle ils s'orientaient en prière? وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Nous n'avons établi, puis modifié, la direction dans laquelle tu t'orientais que pour distinguer ceux qui resteraient attachés au messager de ceux qui lui tourneraient le dos. Allah mentionne que c'est lui qui avait établi la première Qibla afin de tester les croyants avant de la changer vers la Mecque. Vous les coranistes trouvez-nous dans le Coran avant cela où Allah ordonne aux croyants de suivre une autre Qibla avant la Mecque. Si cette information ne se trouve pas dans le Coran, alors il y aurait une autre source de révélation qui concorde avec le Coran. Dans le Coran, Allah dit: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Il vous est dorénavant permis, les nuits de Ramadan, d'avoir des rapports avec vos épouses qui sont pour vous un vêtement, de même que vous êtes pour elles un vêtement. Allah savait que vous vous trahissiez vous-même. Il a donc accepté votre repentir, allégé vos obligations et vous a pardonné. Vous pouvez désormais avoir des relations avec elles en espérant obtenir ce qu'Allah vous a prédestiné. Allah mentionne qu'il sait que les croyants avaient des rapports avec leurs épouses les nuits de Ramadan, alors que cela leur était interdit, et qu'il a désormais allégé leurs obligations. Et il dit: vous pouvez désormais avoir des relations avec elles, en espérant obtenir ce qu'Allah vous a prédestiné. Allah dit: il vous est dorénavant permis, les nuits de Ramadan, d'avoir des rapports avec vos épouses. Tout cela indique que cela était interdit. Alors où se trouve cette interdiction dans le Coran avant ce verset? Si cette information ne se trouve pas dans le Coran, alors il y aurait une autre source de révélation qui concorde avec le Coran. Rien que ces trois informations prouvent qu'il y a une autre source de révélation en dehors du Coran. Car Allah a dit: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée. Ceci est une vérité écarlate. Et ceux qui cherchent sincèrement la vérité sont tenus d'accepter cette réalité. Nous devons, afin de contrer la ruse des coranistes, établir un fait: l'usage de la lettre « waw » en arabe. Cette lettre est utilisée comme une conjonction, un peu comme le mot « est » en français. Si on dit Aminata et Khadija, on parle de deux entités séparées. Cette lettre a 4 fonctions: une consonne, une voyelle longue, une conjonction et une diphtongue. Ceci est un fait. Allah dit dans le Coran: Allah dit explicitement qu'il a révélé 2 choses, le livre et al-hikmah. Et cela revient assez souvent dans le Coran. Allah t'a révélé le livre et la hikmah, et t'a enseigné ce que tu ignorais. C'est ainsi que nous avons suscité l'un des vôtres comme messager, chargé de vous réciter nos versets, de purifier vos âmes, de vous enseigner le livre et la hikmah. Suscite l'un des leurs comme messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la hikmah. En suscitant l'un des leurs comme messager chargé de leur réciter ces versets, de purifier leur cœur et de leur enseigner le livre et la hikmah. Évoquez les versets d'Allah et la hikmah qui sont récités dans vos demeures.
Hikma est souvent traduit par sagesse. Il est donc établi textuellement qu'il y a deux révélations et que le messager d'Allah leur récite les versets, leur enseigne le Coran et cette seconde révélation. Et les croyants eux-mêmes ont reçu l'ordre d'Allah de les réciter dans leur demeure. Et nous disons que cette sagesse, c'est les hadiths, car les enseignements du prophète sont pour toute la Ummah. Le messager d'Allah a été envoyé à toute l'humanité, pas seulement aux compagnons. Et ces enseignements qui sont une révélation sont ce que l'on trouve dans les hadiths. Les coranistes sont contraints d'accepter cela. Certains d'entre eux disent que cette hikma n'est rien d'autre que le Coran. Et cela prouve la ruse que nous avons mentionnée plus tôt. En plus de cela, ce serait accuser Allah de ne pas être éloquent. Allah aurait donc dit qu'il a révélé le Coran et le Coran. Cette interprétation n'a aucun sens. Une autre question pour vous, les pseudo-coranistes. Même si vous refusez de croire que la hikma ce sont les hadiths, il reste toujours un problème. Où est donc cette sagesse que le prophète enseigne? Où peut-on trouver cela? Où se trouve la hikma s'il ne s'agit pas des hadiths? Accuseriez-vous Allah de ne pas avoir préservé une partie de la révélation? أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظروا إلى هذا السر، سر إعادة الفعل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فرق بين أن يقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبين أن يقال أطيعوا الله ورسوله. لذلك لم يعد الفعل مع طاعة ولاة الأمر. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا يمكن أن يقال أطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة مقيدة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله، أي يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أحل شيئا غير موجود في كتاب الله تعالى أو حرم شيئا غير موجود في كتاب الله تعالى يجب أن يطاع امتثالا لأمر الله. Allah nous ordonne de lui obéir et d'obéir également aux messagers plusieurs fois dans le Coran. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et soyez sur vos gardes. Telles sont les lois d'Allah. Or, quiconque obéit à Allah et son messager sera admis par le Seigneur dans des jardins traversés de rivières. Quiconque obéit au messager obéit en réalité à Allah. Vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager. Obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez point. Dis-leur, obéissez à Allah et obéissez au messager. Vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager. Ne rendez pas vaines vos œuvres. Quiconque obéit à Allah et au messager jouira au paradis de la compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces parmi les prophètes. Allah mentionne même d'obéir au messager sans mentionner sa personne. Obéissez au messager dans l'espoir d'être touché par la grâce d'Allah. Face à ces preuves écarlates, ils essayent de ruser de manière fourbe en disant qu'Allah l'aurait dit autrement si c'était cela la bonne signification. Malhonnêteté et égarement. ba ñoom dañuy faral di ñëw di wax ne atiihu llaha wa atiihu rasula fan yi sax am na ñu may gis ñuy xumaa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa ci côté Facebook bi mais ñooñu damay wax ne in huwa illa wahyun yuuhaa rek doy na sëkk maanaam yonent bi lañ ko wax maam moom la mu daan wax mooy lañ ko wax yu waaye du woon ay waxu boppam la daan wax su joxee atiihu llaha wa atiihu rasula topp leen yàlla topp ndawul yàlla mais leen kenn du dem ci alquran fekk yàlla di wax topp leen yàlla di wax atiihu llaha wa atiihu nabi wala atiihu llaha wa atiihu muhammad ndax ndaw li mooy messager bi messager li ko war lan la mooy transmettre son message amul leneen. Ils n'ont aucune considération pour le messager d'Allah. Ils le dénigrent et lui refusent l'honneur par lequel Allah l'a élevé pour le rabaisser comme un individu qui ne ferait que réciter des versets alors qu'Allah dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ayant rejeté les hadiths et les ordres d'Allah dans le Coran, ils interprètent eux-mêmes le Coran, chacun selon sa propre vision. Prenons la prière. Le mot salat peut désigner la prière, l'invocation, une connexion avec Allah ou la prosternation. Certains disent que la prière a été transmise en masse, mais cela ne tient pas.
qui l'a enseigné au prophète. D'autres inventent leurs propres prières, ce qui constitue une désobéissance au prophète et au Coran. Ainsi, les coranistes se divisent en deux camps. Soit ils prient comme nous, révélant leur imposture en copiant la prière tout en cherchant des versets pour la justifier, soit ils prient de façon anarchique, chacun inventant sa propre manière, comme s'il était un prophète. So usually when people realize that I reject these nonsensical, crazy, diluted books they call the hadith, and I stick to the best of hadith, which is the Quran, their number one question is, how do you pray without our crazy books, man? You can't pray. You need those books, bro. Well, the problem is you're thinking the prayer is supposed to be this weird ritual that you need to do this rain dance in a certain way that if you don't do it, that it's not accepted from you. But the Quran makes it so simple, it's easy. First, you wash your face, you wash your hands to the elbows, you wipe your head, you wipe your feet, or you wash your feet to the ankles. You find the Qibla and you face it. Done. You stand in a position where you're in fear and in awareness of God, and you start with chapter 1 of the Quran. It should be in a language that you understand. And after you read chapter 1, you read another chapter. And after it's done, guess what you do? You prostrate and you thank God and you exalt God. And you stay there for a moment because you need to reflect upon what you just read and see how it applies to you and applies to other people. And that's it. And you repeat that multiple times until you fulfill the time that it's supposed to be filling. الله المستعان. Le problème avec les coranistes est que leurs interprétations ne tiennent pas, ouvrant la porte à l'extrémisme. Par exemple, le verset sur la punition du voleur ne précise pas de détails. Celui qui vole un œuf aurait-il la même punition que celui qui vole de l'argent? Doit-on couper la main, le bras? Que signifie couper? Littéralement ou symboliquement? Et cela s'applique à plusieurs versets concernant les rites du Hajj, la période du Hajj, la viduité d'une femme, dont le terme a plusieurs significations, etc. Et ce Coran qu'ils récitent avec différentes récitations, comme Warsh ou Hafs, a des chaînes de transmission comme les hadiths qu'ils rejettent. Ils disent qu'ils ne suivent personne, mais en réalité ce sont des menteurs. Rien qu'au Sénégal, la récitation dominante est le Warsh, qui vient de l'imam Warsh, et qui remonte jusqu'aux compagnons et aux prophètes. Si ce Coran a pu être transmis par des hommes, nul doute que les hadiths aussi ont pu être transmis. Et c'est Allah qui préserve la révélation. Les coranistes trahissent même le Coran, car le Coran a plusieurs récitations, et ces récitations ne sont mentionnées nulle part dans le Coran. C'est le messager d'Allah qui l'enseigne. Ainsi, si le coraniste refuse ces récitations, alors il accuse Allah de ne pas avoir conservé le Coran, car nous aurions donc des altérations, et il aura mécru au verset suivant. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث، ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن، هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ألغيت السنة كيف يبين القرآن؟ ما الذي يفسر القرآن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن. ثم السنة لها شأن عظيم، وهي الأصل الثاني والوحي الثاني، وقد قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين وبين الله في البلاغ والبيان والدلالة على الخير والإرشاد إليه، فالواجب علينا أن نتبعه وأن نأخذ بما قال عليه الصلاة والسلام وأن نسير على نهجه وأن نتبع خطاه، فهو المفسر لكتاب الله والدال على كتاب الله والمعلم ما قد يخفى من كتاب الله. عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه، وعرفنا أن طريقة أهل الزيغ اتباع ما تشابه ابتغاء الفتنة.
قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، أوردوا عليهم أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن هذه فائدة عظيمة جدا من كلام عمر، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ما الدليل على أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. أصحاب السنن من سنته عرفوا بيان المنزل، من سنته عرفوا بيان المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإذا جادلوكم بالقرآن أوردوا الأحاديث، تلو الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بين المنزل، ولهذا يكون هذا قاصما لظهور هؤلاء، قاطعا لفتنتهم. فهذه طريقة عظيمة جدا أرشد إليها عمر رضي الله عنه. وقال الأوزاعي قال أيوب السختياني إذا حدث الرجل بالسنة فقال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، إذا قال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن هذا ضال وصاحب فتنة. قال فاعلم أنه ضال مضل. لماذا؟ قال الأوزاعي لأن الله ألزم العباد كافة قبول ما أتى به الرسول، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكيف يقال دعنا من هذا؟ ما يقال. إذا قال دعنا من هذا كأنه قال دعنا من أكمله من القرآن، لأن في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه. الله أمرنا في القرآن نفسه أن نأخذ بما جاء. فمن قال دعنا من هذا يعني السنة كأنه قال أيضا دعنا من القرآن، لأننا مأمورين في القرآن بماذا؟ باتباع السنة والأخذ بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله من المشهور عن عمر أنه قال إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم. يقول فإن المنافق انتبه لكلامه رحمه الله، فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع الإجماع، إذ ليس في باطن الأمر متدينا باتباع النص والإجماع، بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج به على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. فالقضية هنا يقول ابن تيمية ما هي قضية أنه يعني يعظم القرآن وأننا لا نأخذ إلا بالقرآن، لا، هو يرد السنة ويكذب بها، ولكنه يتستر بأنه يعظم القرآن وأنه لا يأخذ إلا بالقرآن كتاب الله، وإلا هو أصلا لا يقيم للقرآن ولا للسنة وزنا، لا يقيم للنصوص وزنا، وإنما هذا من تلبيسه حتى يشبه على الناس، مثل ما قال يحتج على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. نعم. فالذين ينكرون السنة هؤلاء إن كانوا متعمدين لذلك فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا كفر وردة. أما إذا كانوا جهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. وقد نبغت نابغة في هذا العصر يدعون إلى القرآن دون السنة، وهذا لكفرهم وضلالهم وفساد قلوبهم ومرضها. وهل يستقيم قرآن بدون سنة؟ فالقول بأن القرآن يكفي ولا حاجة إلى السنة كفر وضلال وزندقة بإجماع أهل العلم، وهو كفر بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع الرسول والانقياد لما جاء به وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. والله يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
كيف يكون اتباعه بدون السنة؟ أما بالنسبة للمناظرات فنصيحتي لا تناظر أبدا، هذا ليس هدي السلف. المناظرات لسنا شكاكين في عقيدتنا وديننا، لكن إن فرضت عليك فكنت من أهل العلم فتجهز. أما أنك تبحث عن المناظرات فهذا ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء إيش؟ العدو، وهو شامل العدو في العقيدة وفي غير العقيدة.